Diakhaté nuyuwaat naa la. maa ngi lay fay bu baax Kals di am mbégte retrouver la ci biir 9-11 ci rajo King FM di nuyu Modou Fall di nuyu Mame Cheikh mi nga feggool nekk ci digital bi di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu wala ñuy seetaan 99.4 wala www.kingfm.sn. Fall maa ngi laa nuyu. maa ngi lay fay Kals xam man daf may neex léeg-léeg ma lay yëngal ci suba teel gi. gis naa yi ngay def. waaw ndax xam nga yow ku la xaw a cuq tuuti. yàlla baax na. ñu mujj def ban jaaxle. boo xëyee suba teel gisatoo ma fii di nga xam ne yàlla tere di nuyu mboolem auditeurs yi. di nuyu kon ñi nga xam te ne ñoom ñooy waa rédaction King FM ñun ñi fa nekk ñëpp ñi ko ŋànk ak sama jumeau Dissa Prera. di nuyu Cheikh mi nekk ci wàllu digital bi kon noonu la émission bi tey Pape Madiakhaté yaa Kals ñu war a waxtaanee wàllu làmb. acca làmb la ñuy waxtaanee làmb nag di lu yitteel Sénégal yi waaye man daan naa dégg ni aj nañu ay mbër wala daan nañu benn par exemple écurie ci wàllu làmb mais dégg nii arbitre aj nañ ko wala sax dàq nañ ko ci làmb ji moom daanaka gulet ma koy doog a dégg su ma juumul ñeent lañu Pape Madiakhaté wala ëpp na ko wala ñeent lañu voilà dàq nañ ci kenn ki 2 ans ñaar ñi 2 ans kenn ki à vie ka ca des 5 ans alors est-ce qu'on peut revenir sur cette information pour ñi nga xam ne ñi ngi déglu mu gën a leer di fàttali ni ndogal bi mi ngi jógee ci CNG. tout à fait Kals ni nga ko waxee CNG commission de règlement et discipline bu CNG bi nga xam ne docteur Alioune Sarr moo ko jiite ñoom ñoo jël dogal bi arbitre bi di Sitor Ndour nag ku nekk ci làmb ji yaakaar naa miin nga turam ndax arbitre bu siiw la moom Sitor Ndour moom dañu ko radier à vie maanaam dañu ko dàq diirug dundam dootul arbitrer ci CNG muy li nga xam ne moom la ñu fësal yeneen ñaari arbitre muy Pierre Malick Ngom ci fàttali defetu mu Eumeu Sène combat ak Modou Lo ba Eumeu Sène daanu woon am arbitre bu ko sauvé woon fexe ba mu bañ a daal di won li nga xam ne mooy lamiñam kooku mooy Pierre Malick Ngom ak keneen muy Babacar Diop ñoom 5 ans la ñu leen suspendre maanaam juróomi at yoo xam ne duñu ko arbitré ka ca mujj ñu ne Aboubacry Dramé lay wuyoo moom 2 ans ferme la ñu ko teg ay daan maanaam ñaari at yoo xam ne du ko arbitré li ñu joxe ci xabaar nag ne moo waral li tax ñu teg leen yooyee daan mooy ay jamono ci ginnaaw te ñoo tàmbali woon ak grève ngir sàkku ñu gën a ñoŋal seen anam yi ñuy liggéeyee bokk na sa ñu yokk li nga xam ne mooy seeni indemnité maanaam lañ leen di fay ñu daal di ko yokk ndax jàppoon nañu ne amuñu benn assurance ci liggéey ba nga xam ne ñu ngi koy def ci wàllum arbitrage bokkoon ci li ñu doon naqarlu ak jafe-jafe yi ñuy jànkuwanteel mu mel ne nag loolee waa CNG nanu ko doxalee xëy na moo tax moom la ñu jàpp ne jaaduwul ba tax ñu teg leen yile daan mu doon nag ay daan yu diis yoo xam ne ni nga ko waxee bëriwul lu ñuy dégg nag ay arbitre yu ñu ne en tout cas ci wàllum làmb teg nañ leen ay daan mais bii yoon moom Modou Fall mu doon ay daan yoo xam ne daan yu diis la buñ ko mën a waxee noonu. daan yu diis la mais bon dañ ko doon gis muy ñëw wax nga ko sànq Sitor ak ki nga xam te ni ñoom la àndal ci wàllu arbitrage bi xanaa rek préciser ni Kals ñoom ñooy les arbitres professionnels de l'arène li Kals wax sànq nee na musul dégg ñu rajo arbitre ci làmb ji c'est la première fois que ñu jël seen courage à 2 mains affronter ki nga xam te ni moo di Alioune Sarr ak bureau CNG ngir réclamer plus de considération parce que d'après Sitor boo dee xool ak lu làmb rëy 50 000 ñu war ko séddale juróomi arbitre ci dimanche bu ne loolu dafa néew trop d'ailleurs ñoom li ñu doon sàkku loolu la ne nañ leen yokkal mën nañ ko tuddee yokkal mais daal ñu reconsidérer leen bu ñu leen reconsidérer loolu lañ doon kaas loolu nag moom moo débouché tey ci li nga xam te ni moo di seen licenciement mën naa ko jàppee loolu wala nga xam te ni CNG moom moo jël dogal commission discipline bi ak Alioune Sarr ci boppam ñoom ñoo jël dogal daal di nag léegi dàqandi ñi nga xam te ni ñoom ñooy Sitor ak ñamu àndal Sitor defe naa moom moo ci gën a disle moom moo ci am juróomi at mais loolu li muy firndeel rek Kals mooy arène ci boppam moo nekk en crise bu promoteur yi jugee léeg-léeg am jàmmatloo ak CNG mbër yi ci boppam nga xam te ni même les anciennes gloires wala les lutteurs en activité gis nañ Tafa Gueye
nga xam te ni jamono ji yëpp il réclame le départ du CNG parce que 26 ans ci bopp làmb ji di diriger làmb ci loo xam te ni au départ c'était juste un comité de normalisation pour ñu normaliser li nga xam te ni moom mooy la lutte à l'époque ñu mujj fa toog 26 ans et ça pose problème. Donc ci loolu siège boobu la également arbitre yi jóg ñoom tamit di sàkku li nga xamante ni bul fàtte ni ci jamonoy Malick Gakou bokkoon na kon ci clause yi nga xamante ni moom mooy les nouveaux règlements yu CNG tegoon ngir kon arbitre yi au moins ñu majorer leen ci seen wàllu prestation mais boo dee xool bokk na ci li ñuy ñaawlu moo di par exemple xaalis bi CNG di jot ak liñ ci cof di ko jox arbitre yi dafa néew. xëy na tey Alioune Sarr moom mi ngànk CNG commission discipline bi ki yor administratif bi di ñàmbe xëy na daañ ci indi ay leeral mais lii fa mu jëm daal mooy xëy na dana am yeneen soubresaut yoo xamante ni ñoom Sitor parce que ku xam Sitor xam ni il ne va pas croiser les bras te dina dem ba fi yëfi yemee mu xam ni soit am na wala ñàkk na mais daal lii day wane ni daal que Pape Madiakhaté que làmb ji jamono ji tembe dafa nekk ci crise bu profonde crise bu profonde moo xam crise institutionnelle la su ma mënee wax CNG ak arbitrage bi nekk ci crise nga xam te ni ce sont les lutteurs nga tey ji par exemple le retrait des sponsors le truc des managers yi nga xam te ni ñoom Aziz Ndiaye truc yu génn yenn ci mbër yi ñu wax ñu ñàkk ko wax dañoo teg ni c'est la gestion de Alioune Sarr de Thierno Ka ak ñi nga xam te ni ñoom ñoo ŋànk CNG bi ñoom ñoo tax làmb ji nekk dans des difficultés extrêmes te bu ñu sañoon kon ñooñu fi nekk pendant 26 ans def li ñu def ba yem fii ñu mujj joxe lenge yi xëy na làmb ji am du sang neuf amaat beneen gis-gis. effectivement ni nga ko waxee dafa mel ne jamono ji ñu toll ni nga ko waxee làmb ji dafa am problème mais ci sama gis-gis boo xoolee def corrélation ak taxawaay yenn ci mbër yi wala anciens lutteurs yi ak taxawaayu yenn ci ñi nga xam ne ñoom défiance bi nga xam ne dafa jëm ci CNG ak ñi ko jiite dafa commencé bari ba nga xam ne ak sàkkuteef loo xam ne peut-être on va dire que c'est légitime ci jëm ci arbitre yi ba finalement on a comme l'impression que bu ñu ci réglé wul bu ci ministre des sports wala autorités yi réew mi ñi nga xam ne ñoom ñoo dénk quand même ñoom ñoo délégué pouvoir bi ñi nga xam ne ñoo jiite CNG en l'occurrence ka ca bopp ba muy docteur Alioune Sarr bu ñu réglé wul problème boobu mën na déboucher ci yeneen problème yu gën a compliqué alors que dañu nekk ci situation boo xam ne nee nañ dañu bëgg yëkkatiwaat làmb jël arène nationale tabax ko ngir mu gën mën a suqali li nga xam ne moom mooy làmbi réew mi bu fekkee ne nag dem nañ ba problème yi di ci am ay arbitres yoo xam ne ak ni ñu toll parce que ce n'est pas quand même ay arbitres yoo xam ne yu ñu ràññee la ci làmb ji muy Sitor Ndour muy ñeneen ñi nga xam ne ñoom la ñu suspendre donc bu fekkee ne loolu am na rek dina doon situation boo xam ne situation bu assez compliquée la sànq nag dégg nañu jokkoo ak kenn ci ñi nga xam ne arbitre yi ñoom bokk nañ ci ñi ñu suspendre nee nañu dinañu daje ci seen biir xëy na fii ak ëllëg ñu jéem a xool lan la ñuy jël décision commune ñoom seen biir laata ñuy mën a génn di ci àddu ñàkkul ne bi ak boobu dinañ jéem a jokkoo ak ñoom ngir ñu mën a am seen réaction par rapport ak suspension bi nga xam ne def nañ leen ko muy suspension boo xam ne Sitor Ndour ñu ne dañu ko radier à vie maanaam dootul arbitrer ñeneen ñaari arbitre ñu suspendre leen 5 ans que ca mujj ñu daal di ko suspendre li nga xam ne moom moo di ñaari at. voilà xibaar baa ngi noonu ñu ngi jéem a jokkoo ak Dembélé moom chroniqueur la ci sunu làmb ngir jokkoo ak moom xam naa mooy mi ngi ci yeneen i jokko mbaa mais jàpp ngeen ni décision bi CNG jël mën na ci dellu ginnaaw. waaw mën na ci mais xam nga décision commission bu ci waxtaan amee xëy na décision commission moo ko jël donc du coup décision la boo xam ne dañu ko acté administrativement maintenant làmb ji moom xam nga làmb ji mooy bërëb boo xam ne ci discipline sport yi dafa am loo xam ne dafa am ay réalité yi mooy yàgg nañ fi CNG jël ay décision ñu dox ci ay tànk jàmm ci suuf suñu ay père Bécaye Mbaye ak ñoom seen El Hadj Mansour Mbaye ba ci mujjantal ga ñu wàññi ko wala ñu dellu ci ginnaaw donc làmb dafa particulier surtout fii ci Sénégal donc xëy na peut-être sans doute information bi mu jógee ak léegi am na
ay kilifa yu mag yoo xam ne ñu ngi ci réew mi ñu ngi ciy dox tànk jàmm ngir loolu ñu dellu ci ginnaaw mais ak nu mu ci mën a demee on va voir ci fan yi ñu jëm comment ça va se passer ndax dinañ ci dellu ginnaaw am déet mais làmb ji moom baaxoo woon nañu di jël ay décision di teg ay daan dem ba ci ginnaaw ga ñu dellu ci ginnaaw gis nañ fi mbër yu bëri yoo xam ne suspendroon nañ leen ci ginnaaw lu ci mel ne Lac de Guiers 2 ñu ci mel ne Boy Niang ak ñeneen donc pour les arbitres est-ce que dinañ ko def am déet on verra. Pape Madiakhaté man laaj bi may njëkk teg mooy tey jii c'est vrai est-ce que le CNG a les prérogatives de radier Sitor Ndour et les autres ci commission arbitrale bi est-ce que la commission arbitrale de la lutte dépend du CNG loolu yëpp dañoo mat a leeral ci règlement bi tey ji xëy na suñu mënoon am kenn ci arbitre yi wala kenn ki nga xam te ni mën nañu expliquer un peu le règlement du CNG ñu mën a xam est-ce que Alioune Sarr et compagnie ont les pouvoirs de radier Sitor Ndour bul fàtte ni le CNG dépend du ministère. Le CNG dépend du ministère et tey jii par exemple tous les actes peut-être posés par le CNG doivent être avalisés par le ministère des sports. xëy na tey jii commission de discipline bi moo annoncé la radiation de Sitor et compagnie. mais yeggagul ci ministère parce que le ministère je crois doit se prononcer. sur cette radiation là. mais lépp lu ci mënti am CNG yàgg na jël décision. dem ba ci biir. xam ni cette décision là gënul. et décision bi dafa bokk ci décision yu gënul. tu ne peux pas prendre les arbitres les plus professionnels de l'arène au moment où l'arène traverse une crise extrêmement c'est-à-dire extraordinaire. où on a besoin de réunir toutes les forces maanaam dooley arène bi yëpp la ñu war a dajale. buñ ko dajalee au moins ngir mën a suqaliwaat arène bi l'arène nationale est menacée par la MMA. yaa ngi dégg ñu ngi koy wax Tafa Gueye keroog mu koy wax ci plateau boobu di Lady Tigre tey jii nga bëgg a dàq les arbitres les plus professionnels et puis grave li ci gën a grave mooy Sitor bi ñu ko invité Lady Tigre quand Bécaye lui a posé la question Sitor dafa ni jamono ji arbitres yi ñu jël nekkul arbitres yu ñu formé. c'est-à-dire professionnellement arbitres yooyu taxawuñu. te ñu ñëpp xam nañ ni les combats de lutte surtout les grands combats. mais dafay am ay risques. tey jii ki arbitré Eumeu Sène Modou Lô s'il n'était pas expérimenté. mais xëy na Eumeu Sène. ci ñuy suspendre sax la bokk Pierre Malick Ngom. mu nga fële. kon xëy na Eumeu Sène mu ngi fële. au moins il a été formé jaar na fi mu war a jaar quand il a vu que ni Eumeu Sène est en train d'avaler sa langue. mu daw jàpp mais bu fekkee ni parce que taxaw ci arène bi arbitré yomb na. Quels sont les critères pour nga nekk arbitre ci arène bi. c'est-à-dire yooyu yëpp c'était à élucider. et puis également la cause bi nga xam te ni moom la ñoom Sitor di wax c'est une cause noble. mais yow Sitor bi ngay xale ba léegi moom ngay dégg ci làmb ji. mais quand Sitor t'a expliqué mais sa yaram day daw c'est-à-dire comment des responsables des soutiens de famille ñëw dimanche bu ne di arbitrer ay lutte des vendredis ainsi de suite. 50 000 nga leen di séddale ñoom 5 arbitres yi. mais ils ont raison de ñu génn. alors que ñuy dégg ay millions quand même. ci man fi ma doon xaaree CNG. ce n'est pas radier leen du question de radier leen mais c'est juste faire une communication. sur par exemple comment améliorer les conditions de ces arbitres là. les appeler ci table de négociation woo promoteurs yi woo les acteurs de la lutte ñi nga xam te ne ñoom ñooy mbër yeeg ñoom seen ne leen léegi les arbitres parce que les arbitres composent un maillon très non en fait. ñoom ñooy benn maillon bu am solo ci làmb ji. mais arbitre yooyu. ngeen toog woo lutteurs yi. woo les managers. woo les anciennes gloires sax. ngeen xool naka ngeen di tegee ci loo xam même le ministère mu bokk ci. ngeen xool naka ngeen di tegee ba arbitre bi arbitrer match. avec tous les risques yu muy jël. que mu gis ci boppam. parce que tamit casse c'est très noble tey Pape Madiakhaté fi nga nekk nii mais boo am na yenn conditions bi ñu ko tegee mais bu la neexee nga casse. mais bu fekkee ne da ngay casse après ñu radier la. le ministère des sports avalisé. mais ça pose problème. c'est-à-dire que demain xam nga le lutteur dafay jënd licence am. lutteur bi bu jëndee licence am dafay toog këram. bu toogee këram un promoteur mooy ñëw fay ko xaalis bu ko fay xaalis dem déposer benn caution bi ci. dem déposer benn caution bi ci CNG. bu ko déposer ci CNG. ñëw bëri après ñu defal ko. bu ñu ko defalkee kooku lutteur mais arbitre bi fa nekk. d'accord Fall nga baal ma rek ñu entrer en contact ak Lamine Samba moom it kenn la ci làmb ji décision bu mel nii seen xalaat daf ci am solo ndax ñoom c'est des acteurs yoo xam ne yàgg nañu ak làmb fii ci Sénégal Lamine ñi ngi lay nuyu bu baax te di la ziar ci la première radio digitale bu Sénégal King FM waxtaan wi Mamadou Fall ak Pape Madiakhaté ak man ñoo ko seq li ñuy waxtaanee nag mooy décision bi nga xam ne dafa jóge ci CNG jëm ci 4 arbitres yi nga xam ne
ay sanctions la maanaam ay daan yu ñu jël teg ko seen kaw. bonjour artiste et artiste. ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay fay. maa ngi leen les sippeurs. yaa jëf waay. vous avez sippé ma place là. yaa jëf waay. mais Lamine. le matinal ça m'appartient à moi. mais loolu xam nañ ko dañ lay téyel rek en attendant nga yegg si. Lamine yow yaa gën a xam yaa gën a Lamine yaa Modou Fall may wax ak yow. comme da ngay joxe ay dig daje te doo ñëw. yaa gën a xam ni matinal bi saa yi mënoo ko jóg mënoo. surtout nag le plus grand support c'est Modou Fall. waaw gis nga loolu. alors Lamine naka nga jotee xibaar bi. non avec beaucoup d'amertume. xol bu jeex xol mu tàng. Sitor moomu ñu aj tey à vie. Sitor moomu 3 ans 4 ans moo nekk meilleur arbitre du Sénégal. Ça c'est vrai. donc on va jeter quelqu'un qui est meilleur. koo xam ne mun na former suñu ay jeunesse après pourquoi nañ ko lal ci waxtaan. chaque jour ñun ñii man damay jël sama exemple ci man. chaque jour ma def Futurs Médias lu tax ñu dàq ma. chaque jour ma def Futurs Médias lu tax ñu dàq ma. laaj say droit dafa jar a dàq. yokkal leen ba dafa jar a dàq yokkal luñ la nañ ko lal ci waxtaan. est-ce que bu fekkoon ne réew mi def dara suñu borom faagaagal la est-ce que ñun dinañ dund tey. damay wax ak xol bu tàng li tax may wax ak xol bu tàng mooy acteur de la lutte là. Alioune Sarr mii gars yi yàgg nañu wax na dem minute bu ñëw renouveler ko confiance am. booy xool tey 90% du monde de la lutte dañuy wax ne Alioune Sarr dem. état moo ko fi teg ñun lan lañ ci mën. pour ñu ci dara. man d'accorduma jaay doole baaxul. ak ku mu mën a doon ci àdduna jaay doole baaxul. yow da nga jàpp ne lii jaay doole la. ma ñëw man boo ma déggee à travers mes émissions mësuloo dégg ma wax ci. mësoo dégg ma wax ci xam nga lan laa jàppoon damaa jàppoon ni dinañ waxtaan te dinañ juboo man loolu laa jàppoon. damaa jàppoon ni dinañ waxtaan te du ma te dinañ juboo te man li ñuy baal ñeneen ñi man duñ ma ko baal heure bi bu fekkoon man maa teg gars yi ñu wax lan la ñuy wax lan saa moo leen dàqul. dafa am benn moment boo xamante ne ñun les communicateurs je n'indexe personne. ñun les communicateurs ñun les mondes de la lutte ñun dañu war a doon ay régulateurs. régulateur social sol suñu dàll dem. comme nit ki bu amee ngénte ni muy demee Alioune Sarr jàppale ko wala son équipe jàppale ko. wala mu am naqar kii jàppale ko wala kenn feebar ñun ñëpp ñu jug jël solidarité. loolu la ñu waroon a def. maa ngi nii di takk sama ay bagages nii di dem Gambie di yóbbu wulli pour waa fédération bi baal ko. waa fédération gambienne baal ko. maa ngi nii fi may wax ak yéen maa ngi takk samay bagages. muy benn beneen bi ci topp mooy lan moo tax ñuy maanaam est-ce que je dis bien parce que CNG dafa nekk sur la tutelle du ministre des sports est-ce que lii ministre bi daf ko entériné waaw wala déet c'est ma question ma dellu si waat répondre sama bopp daal di ne Alioune Sarr ñii est-ce que dina def loo xamante ni nii ministre bi yëgu ko parce que ministre bi mooy patron. man du ma dàq ñu ne du ma d'accord ñu ne kii mooy le meilleur kii moo fi gën a yaru mu casse ay droits am pour la première fois man arbitre yi dafa leen tuddee comme armée la grande muette. kenn mënu leen interview kenn mënu wax ak ñoom. leen naqari ak leen neex kenn xamu ko jëluma seen parti leen naqari ak leen neex kenn xamu ko ñu jékki-jékki rek acca wax nañu benn yoon dàq nañ leen man je ne suis pas d'accord na nguur gi jóg. le monde de la lutte jóg na ñëpp jóg ñu intégrer waat leen seen place parce que ay acteurs de la lutte lañ ñun kese ñuy benn sport ci Sénégal mbaa ci àdduna boo xam dañ ne la famille de la lutte Modou Fall moom xam na ci dara dañ ne njabootu làmb nag am na lu jóg dal suñu kaw nañ leen jóg dem taxaw ñaan njekk bu ñu brutaliser bu ñu wax ju ëpp mais lii ñu def nii pour man Lamine Samba de ma part personnelle nañ ci génne sax ay groupe Futurs Médias Lamine Samba en tant que citoyen je ne suis pas d'accord et je ne suis pas contre. waaw Lamine man benn question rek bi ma am envie ajouter ko ci yaa ngi wax nga ne arbitre yi quasiment musuñu leen dégg rawatina ak Sitor mi nga xam ne il est plutôt réservé professionnel ci liggéeyam li ñu wax ci biir li nga xam ne moom mooy information dañ ne
commission discipline moom moo teg li nga xam ne moom mooy sanction bi ndax amul ci diggante bi loo xam ne xew na ci te rëcc nit ñi peut-être fipp goo xam ne dafa am. wala boog maanaam am lu nekk ci suuf. exactement loo xam ne ñiy suivre làmb xamuñu ko. effectivement parce que tamit quoi qu'on puisse dire ay coow moom dafa yàgg. biir CNG maanaam bu fekkee commission discipline moo jël décision bi ça veut dire que indiscipline am na ci. waaw kal. waaw. kal. waaw. indiscipline bu génnul ci mbedd mi. ci suñu yoon. le lève ça se lave en famille ça c'est vrai. indiscipline boo xam ne génnul ci mbedd mi ñun li ci suñu yoon. mais chaque jour ñun ñii réunion Futurs Médias ñu rayante ku koy yëpp. chaque jour sa kër leneen am ci ku koy yëpp. kenn yëgu ko dañ ko waroon a fóot ci biir kër gi. niñ koy fóotee ci biir kër gi mooy ñu woo leen dajale leen. waxtaan ak ñoom wax ak ñoom man d'accorduma. man xam nga lan laa d'accord. waxal nga baal ma de toujours man damay jël exemple ci Youssou Ndour. ndeysaan. ñu ngeen gis mu dàq kenn. day wax moom vocabulaire am dàq bokk ci. dëgg la. des fois sax ñu mettre kenn au frigo mais terewul la muy jot da koy jot. la muy am da koy jot man loolu Sénégal la. gestion bi. waaw kal bi ñun lu ñu tudd réew de la terre. dëgg la. pays de la terre. mais Alioune Sarr mi ñun fi ñu jógoon tey laa la wax tey ku ci fana géréwul këram li mu géré ñun ñoo ko moom. kon yow Lamine si je comprends parfaitement li ngay wax tu n'es pas d'accord sur ces décisions yi ñu jël. yow mii sax tu n'es pas d'accord. personne n'est d'accord. pour yow dafa metti mais jàpp nga ni ay sanctions moom mënul ñàkk. ay sanctions ci lu mënti doon ay radié à vie pourquoi. mais mënul ñàkk ci lu mënti doon parce que yàgg na ci làmb tamit. man d'accord naa kal. d'accord naa sanctionné d'accord naa mais est-ce que dañuy jékki-jékki rek sanctionné. dañ la jox avertissement. dañ la jox blâme. dañ ko jël étape par étape. étape par étape. d'accord mënuloo ci nga ne kii mës ta wax. kii mës ta def kii mës ta def lii aj naa ko à vie. mais lan moo nekk ci suuf nañ ñu ko wax. d'accord Lamine ñi ngi lay gërëm mais bëgg nañ la dalal ñun ñoo la bëgg a dalal xam. waaw waaw. ayca ñëwal ayca bismillah ñëwal. waaw. revendication arbitre yi mooy yokkal leen suñu salaire. loolu li ñu yëg loolu rek lañ doon laaj. lañ ñuy fay yokkal ñu suñu salaire fii 10 000 francs la ñuy fay ci li ma xam. mooy yokkal leen ñu suñu salaire. 10 000 francs la ñuy laaj. c'est Lamine. Lamine ma yokkal la ci ni ils l'ont fait avec responsabilité bu mat sëkk pendant des jours et des mois avant ñuy ñëw di toog lay di tigre. mais question bi ma lay laaj mooy est-ce que le CNG aujourd'hui est légitime? Parce que sa légitimité man dama koy mettre en cause. mais lu tax ngeen bëgg a jël remettre en cause non lu tax ngeen bëgg a jël lépp xëpp ko CNG. Lamine problème mu CNG c'est depuis le ministre Fossé Diatta. Depuis le ministre Fossé Diatta après il y a Malick Gakou qui est venu il y avait l'association des promoteurs. avant loolu Ablaye Makhtar Diop il y avait l'association des promoteurs quand Matar Ba est venu même tout récemment CNG mandat bi mu jeexee. Mais les acteurs ont tout fait le ministre imposé leen waat ko pour un mandat de combien de 2 ans. mandat bi jeex na. li nga xamante ni jeex na mais aujourd'hui c'est-à-dire les acteurs de la lutte du CNG comité national de gestion bu ñu fi tegoon la. il y a aucune instance sportive buy diire ci bopp mbir mi 26 ans ça n'existe nulle part. les arbitres sont plus légitimes que le CNG. samay kàddu lay wax c'est mon avis. aujourd'hui tey Sitor ak ñi mu àndal pendant combien d'années ñu dégg Sitor Ndour avec leur expérience est-ce que Sitor n'a pas le droit de dire au CNG mais xoola def leen reconsidération li ñuy jot ñun par rapport à ces cachets là mais yokkal leen ñu mais Sitor mais c'est légitime mu laaj ko. man tamit am na benn boo xam ne Modou man d'accord ma ak yow. xam nga mooy ban. muy ban. mooy nga ne est-ce que CNG légitime na. légitime na à 300%. ci naka. parce que dama koy jëlee ci kaw. waaw Macky Sall ku ko fi teg ñun. c'est le peuple waaw. Macky Sall moo fi tabb ministre des sports. Matar Ba. ministre des sports jël confiance am teg ko ci CNG. pour légitime lañu. une légitimité bu ko kenn contesté. ministre bi moo ko fa teg. kon Alioune Sall est plus légitime que quiconque. rajo boobu ngeen toogoon noonu Boubacar Diallo moo ko jiite woon.
ba mu demee dañ jël teg ko Pape Cheikh Diallo est-ce que Pape Cheikh Diallo légitime non mais Lamine bul non Lamine bul jaawale non Lamine non déglu ma non Lamine bàyyi ma yeggali Lamine Pape Cheikh Diallo n'est pas contesté par le personnel Pape Cheikh n'est taxawal rek non Pape Cheikh n'est pas contesté par le personnel taxawal avant. Modou Fall plus vite que la musique on danse mal. mënoo loqati. non damay bañ nga jaawale légalité ak légitimité. parce que ils sont légaux mais pas légitimes. non man légitimité laay delluwaat. voilà. li may delluwaatee ci légitimité laa lay wax dama la ne légitimité moom CNG légitime la. dama yem foofu. waaw parce que ministre bi ko fi teg Macky Sall moo ko fi teg. est-ce que bu beneen ministre des sports ñëwoon tey taxaw jëlee fi CNG. nit ñi duñ ci mën dara. parce que ministre boobu dañuy wax dafa légitime. loolu leer na légitime na. damay delluwaat rek maanaam ci sa question. état moo ko fi teg. te ñun dañu respecter état nous sommes dans un pays de droit. d'accord duñu fi taxaw tey ne CNG légitimul. mais bien sûr que d'accord ma man ci li ñu def. d'accord ma ci tey d'accord ma ci ëllëg xam nga li Baye ma doon def Gambie ba ñu aj ko Baye ma bi mu ñëw dafa enfoncé le clou. wax lu ko neex. Sénégalais yi kenn d'accordul ak moom. lañ waxante dëgg. yéen a ma aj avis yokkaat leen ci beneen avis. soxlawu ma dem foofu. xam nga loolu moo ngi noonu c'est l'extrême. ñu taxaw baalu moo ma jaral tey ma dagg sama liggéey yóbbu ko ci fédération bi bu bind lettre baalu. man su may dem au nom du Sénégal laay demee. parce que man je suis sénégalais. du ma seetaan lu ñaaw. léegi nag ñun ñii ana association des amateurs ana association des managers. ana association ana. ñu war a ñëpp sol suñu dàll dem ci Alioune Sarr. ne ko bu jaree ñu ne ko baal ñu. dañ waxante dëgg. baal ñu parce que man Modou Fall mënumaa taxaw tey réew mi yëpp ne Modou Fall moo fi gën Modou Fall moo fi baax que ëllëg si biir ma taxaw ne Modou Fall a bon. kon nañu seet man ban façon nit laa. dëgg la. li am ci lamb nii mosu fee am. nañ leen delloowaat seen place. waxuma nag kenn respecté bañ a respecté kenn man waxuma ko. su ma ci wax loolu du ma wax. ndax man samay wax da dul yem. dëgg la man dëgg laa fi nekkal Sénégal laa fi nekkal les Sénégalais ne sont pas contents d'Alioune Sarr. ce geste là moom mi ngi ko poussé à l'extrême. nañ waxante dëgg. nañ waxante dëgg. jërëjëf kon leer na Lamine Sénégalais yi. kontaan waay sa geste. incha allah ñëwal toog. ajjuma Lamine invité nañ la nga ñëw toog. jërëjëf Lamine ñu ngi lay gërëm bu baax grand frère. waaw aja samay rakk ngeen. waaw. samay xarit ngeen. dëgg la. vous faites du bon boulot. merci beaucoup. jërëjëf et puis tout le monde vous suit. merci jërëjëf. yàlla jàppale leen yàlla aar leen yàlla yiir leen yàlla suturaal leen. amiin jërëjëf teg Lamine. seen tànk foofu la bu leen ko teggi le monde n'appartient à personne. jërëjëf Lamine. adduna ñëpp a ko moom. jërëjëf. yéen a ngi joxe seen wàll ci nar wi. jërëjëf alhamdulilahi rabbil alamin ba ngeen di wéyee actualité. jërëjëf la première radio digitale du Sénégal. jërëjëf merci beaucoup Lamine ñi ngi lay gërëm bu baax moom kenn la ci ñun. ama Lamine waxtaan ak moom dafa neex. voilà donc ñu ngi koy gërëm bu baax a baax et puis on te souhaite de passer une bonne journée wéyal waxtaan wi ba tey ci subaak léegi dinañu am jokkoo léegi ak keneen koo xam ne xëy na sax li waral coow li yëpp moom ci la bokk. dans quelques instants fàttaliwaat xibaar bi rek yëngal na nag ëttu làmb fi mu nekk nii la Mamadou Fall. yëngal na ko mais damay dellu si tuuti Kalz ci ma expliquer lan moo tax ma ni le CNG est illégitime. C'est-à-dire par exemple si tu prends le président de la fédération du football muy Augustin Senghor c'est-à-dire dañuy tabb président fédération ci vote c'est-à-dire y a le football amateur y a le football professionnel y a les clubs les présidents de club. ñoom ñëpp ñooy daje à l'unanimité ñu tabb kenn. boo ñëwee par exemple tey CNG on devait faire de telle sorte que fi mu bokk ci réforme yi que kiy jiite CNG ce sont les amateurs les lutteurs les anciennes gloires ak ñeneen ñooy toog choisir quelqu'un. mais pas le ministre ne diw moom mooy jiite CNG. parce que boo dee xool depuis lors y a toujours une demande très 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 forte ci départu Alioune Sarr. d'accord ñi ngi ak kenn ci jotaay bi Sitor Ndour moomu nga xam ne sànq ba léegi ñi ngi tudd turam. tout à fait on l'a en ligne en exclusivité ci décision bi nga xam ne kii di CNG jël na ko Sitor Ndour ñi ngi lay nuyu.
waaw maa ngi leen di fay waa King FM. ayca ñu ànd ak rédaction bu King FM Pape Madiakhaté Sarr ak Mamadou Fall. ci waxtaan wi Mamadou Fall. Sitor vraiment un exemple d'arbitre dans l'arène tey jii ñu yeewu dégg ndogal bi nga xam te ni moom la CNG jël mu di radier leen ci CNG yow loolu bi nga ko déggee lu mu la def. bon bi ma ko déggee nag bettu ma parce que maa ngi ko doon xaar lu tax maa ngi ko doon xaar mooy ñoom préparé woon nañ ko bu yàgg di ko waxtaanee saa su ne li ko firndeel rek mooy le président commission règlement et discipline en l'occurrence Babacar Diouf bi ñu nekkee réunion CNG dafa woote pour wax ci problème bi grève arbitre te bi mu waxee ci grève arbitre yi dafa wax position am te defe naa ne en tant que personne morale dernier mot bi waroon na ko yore moom toog xaar mais dafa wax li mu bëggoon ak li ñu war a def arbitre yi maanaam nee na Sitor dañ ko war a disqualifier Sitor bokkatul moom moo wax loolu en tant que président de la commission règlement et discipline bi nga xam ne man tam ci laa bokk te foog naa ne loolu du woon yoon muy prononcé wu ko loolu moo tax bi lii amee bettu ma parce que moom mooy président commission bi te déjà waxoon na xalaatam joxe woon na avis ci li nga xam ne ñëwagul te entendre guñ sax mu wax donc du mbetteel daal. moom mooy président commission discipline bi nga CNG yëpp wala arbitre yi. waaw non comme président commission règlement et discipline xam nga dañu entendre samedi bi passé waaw moom nag mooy président bi moom audition yi moom moo ko defoon. léegi su ma bëggee xam bu baax lan lañ leen reproché. waaw bon nee nañ daal ñun seen suñu grève bi daal neexu leen en quelque sorte maanaam ñun dañoo am wàll boo xam ne def nañ ko paralyser nañ combat yi waroon a amul su dul woon ñoom seen gaawaay wala seen farlu combat yooyu doon na nekk problème pour Sénégal ak pour promoteurs yi niñ defee grève bi neexu leen waaw loolu daal la ñu wax. d'accord alors Sitor lan ngeen fas yéene nag def fi mu nekk nii da ngeen di toog seetaan wala am ngeen ay décision yu ngeen bëgg wala ay démarches yu ngeen bëgg a def. waaw li ñu fas yéene def moom dinañ ko waxtaane ñun arbitre yi ak ñi nga xam ne yëpp dañuy jàppale parce que bi ñu déggee suñu xeex bi dañoo wax ne lii ci yoon ngeen ko teg bëri na nag Sénégal bi yëpp ñu ngi ci ak diaspora beeg ñëpp woon nañu wax ak ñun ne dinañ ñu bàyyi. parce que ñoom gis nañ ne li ñu suñu droit lañ nekk te kenn duñu seetaan. alors Sitor question bi ma am mooy tey jii nii sentiment bi nga am yow mi nga xam ne yàgg say naataangoo yàgg ngeen ci làmb ji ñu yàgg leen remarqué ak professionnalisme bi nga xam da ngeen koy def ci arbitrage bi boo xëyee gis décision bii nii sentiment bi nga xam ne moom nga am yëg-yëg bi par rapport ak sa jaar-jaar yëpp ci làmb ji. waaw sentiment. man daam am naa lu ma naqari trop parce que ñun boo gisee ñu dugg ci discipline bi dañ koo bëgg ñuy jàng lañ ci dugg boo xoolee CNG bii di wax ni naan yàgg na fi CNG ñu ngi fi ñëw 94 man ma ñëw fi 97 saison 96 97 laa dugg CNG laa dugg ci arbitrage donc buñ toogee ba heure bii ñu ñuy reproché yenn yi te ñu toog gis ne groupe bi ma bokk maanaam CNG bi nga xam ne maa ngi ci gis naa fa faute gën a garaaw te musul am sanction musuñu leen sax convoqué maanaam dafa mel ni daal ñoom day am lu leen naqari quoi ñu bëgg ko régler ak yow parce que tey jii am na ñoo xam ne kenn musu leen convoqué te faute yi ñu def romb na jéggi na dayoo léegi am nañ lu ñu naqari trop parce que ñun dañoo œuvre lu bëri ci làmb ji comme ñoom ni ñuy toogee di ko bàkkoo ñun foog naa liñ def sax xëy na kenn mënutu ko wax mais nag du ñun ñooy jugé sénégalais ñooy jugé niñ fi yàggee yëpp tooguñu woon rek tey suñu loxo dañ doon liggéey pour làmb ji avancé ñun buñ la waxoon li ñuy def yëpp ñun arbitre yi di def ay bilan di rencontré wu di jël ay idée di ko jox CNG pour làmb ji dox rek la woon am na idée yu bëri tey ci changement yu bëri yu am yoo xam ne presque mun naa la waatal ne ci arbitre bi donc tey ji sentiment boobu pour man traîtrise la benn pour man dictature la parce que di imposer wu loolu laa gis quoi loolu la CNG def en l'occurrence le président Alioune Sarr. waaw Sitor sénégalais yooyu nga xam te ni ñoom ñooy jugé tey ji nga rappelé leen un peu yéen seen laaj bi que c'est légitime mooy yokk bi li ngeen di laaj ngeen dellu si seen conditions yi. waaw non ñun li ñu laaj dafa légitime bëri na bëriwul.
li ñu laaj yëpp ci condition yoo xam ne pour ñëpp la li ñu laaj mooy fi ñu nekk amuñu assurance te loolu dafa wóorul ci booy yëngutu ci yu mel nii amuñu assurance li ñu jot néew na trop ci at yi ñu def ci làmb yëpp parce que ñu ngi wax même yéen a ngi wax sax naan 52 500 mais affaire yi ça démarre à 35 000 yeneen yi muy région yi beneen règlement la ñuy fayee ko maanaam li ŋànk Dakar moo ŋànk fépp mais région nu leen neex la ñuy fayee seen arbitre wax naa leen ko dem leen ngeen xoolal seen bopp di ngay wax waxuma ko nii rek par hasard man je suis le président de tous les arbitres de lutte du Sénégal dama dem fu nekk dégg li ñuy wax ñuy jooy si su bind di wax di nga dem gis arbitre bu fayee ko 1000 francs pendant ñetti fan muy arbitré ñetti fan muy arbitré jël charrette dem fu sori dem arbitré ji li may wax daal dem leen ci région yi rek di ngeen ko gisal seen bopp parce que booy wax ni dañuy foog ne da nga parle sous la colère wala affaire demee noonu mais lu ñu constaté la ba pare am na arbitre yu bëgg a nekk internationaux mais ñu ngi fi kenn mënu leen jàppale parce que somme bi ñu laajte au niveau international dafa cher ñun ñii di la wax nii li la ñu nekk arbitre international ñoo fayal suñu bopp ñun ñoo fayal suñu bopp CNG deful dërëm pour ñu nekk arbitre international ñun ñoo ko fay pour nekk arbitre international jàll concours bi dem commencé arbitre CNG musi suñu timbre yi ñuy def annuellement ñun ñoo koy fay léegi yow nan nga mënee comprendre ci loolu yëpp coono yooyu yëpp nga ne nit ki ne jàpp ne yow li nga am bëriwul mais malgré li nga am bëriwul mais defal la assurance defal la dara ñun li ñu kaas lu légitime la yàgg nañ ko wax te du tey bu ngeen buggee nañ leen woon ñun sunu mémorandum bi ñu déposé à plusieurs reprises chaque année ñu déposé ko nag mais Momar Sitor doguma la mais mémorandum boobu est-ce que yóbbu ngeen ko ci tutelle bi mooy ministère des sports nga xam ne moo fi teg CNG waaw c'est que xam nga sunu cas dafa xaw a doy waar ñun amuñu pour dem gisi ci ministre bi ah bon parce que CNG mooy ministère waaw parce que nekkul fédération CNG ministère moo ko fi teg kon pour wax ak ministre bi soxlawu ko parce que le CNG nga war a waxal ñun démembrement wu CNG la benn partie du CNG la bu ñu amee lu ñu naqari dañuy toog wax ko CNG léegi nag CNG nag bu gisee ne vraiment munul moom war na mun a wax ne ah dem leen ci ministre wala mun a ministre ah ñii kat li ñu laaj munuma ko lan nga ci mën ministre bi la preuve bi mu yëgee grève bi mais directement daf ma woo mais foog naa loolu mooy yëfu njiit ba ni may waxee yow biñ grève Alioune Sarr ba léegi musuñu woo musul woote dafa ñëw rek commencé naan way dinañ ci faute grave on va sanctionner loolu nag pour man c'est de la dictature parce que Sénégal lañ nekk fii dëkku jàmm la dëkku teraanga dëkku démocratie la amoo pour kii bëre Alioune Sarr moomul bëre encore une fois Alioune Sarr moomul bëre Sénégal dëgg la dañ ko dénk benn affaire bu xamee ne mënatu ko na jox ñeneen ñu ñëw y a assez de jeunes qui peuvent gérer le CNG léegi Sitor waaw léegi benn laaj rek est-ce que tey jii lii du jàngat ci yéen mboolem arbitre yu Sénégal ci discipline confondue yëpp moo xam lutte la parce que arbitre la y a des commissions d'arbitrage yoo xam te ni football bi fële ngeen fédéré doon benn commission boo xam te ni tous les arbitres dépendent de cette commission là au moins ngeen mën a am protection est-ce que xalaatu leen jëm foofu loolu li ngay wax ni dafa mel ni da nga lire ci samay pensées parce que ñun idée bi woon nañ ko bu yàgg mais ba ma commencé woon wax ak quelques arbitres du judo ba ma commencé wax ak Samba Ndiaye yi nga xam ne moo nekk football nekkoon basket ba ñuy mûrir idée boobu ba man laajte ci ay affaire sax ay conditions yooyu lu tax mu mun a nekk au niveau du ministère ba ñu jox ma ci ay xalaat yu bëri parce que foog naa ne ñun quelque part am na ak yoo xam ne mu ngi si ñun quoi am na affaire yoo xam ne kenn defu ko si ñun waaw loolu daal vraiment bëggoon nañ défendre yenn causes yi daal waaw merci beaucoup kon jërëjëf Sitor di la gërëm ci disponibilité bi. ok yéen tam maa ngi leen di gërëm di leen sant. merci beaucoup ak franchement li mu ñu may ci ay kaddu di ay kaddu leeral nag. te sentiment bi ko animé moom wax dëgg yàlla ni ñu ko waxee léegi lu metti ci xol la ndax nag di liggéey ci mbir jot ci ay sanction mënut a neex. et puis Kals ci dernière réponse bi mu servir ñi nga xam ne ñoom ñoo di arbitre yi xëy na peut-être tey la ci làmb ji mais en football on se rappelle il y a quelques années. arbitre football yi grève nañ fi grève bu metti y a eu des matchs je pense reportés yoo xam ne amul des journées reportées tout simplement parce que dañ doon kaas ñoom it li nga xam ne moom mooy anam yi ñu leen di anam yi ñuy nekkee ci li nga xam ne moom mooy secteur football bi ñu daal di koy xoolaat joyantiwaat ko mu indi woon problème bu rëy ci wàllum payoor ci wàllum xaalis ba fédération bi mujjee daal di jël xaalis jox leen ko ngir ñu mën a dellu si waat jëlaat sifflet yi arbitré donc c'est un problème boo
xam ne c'est quasiment mën nañ la ci discipline sportive yëpp wala daanaka yu ci bëree bëri dañuy jànkuwante ak problème yu mel nii te arbitre yi quand même il faut le dire ñoom ñooy les juges bu ñu ko mën a waxee noonu bu fekkee ne ñoom newuñu kon combat yi du ñu mën a aw ni ñu mën a awee ba am koo xam ne moom mooy jël décision dogal ne lii mooy verdict bi donc je pense que ñoom it seen condition anam yi ñuy nekkee war nañ ko xoolaat joyantiwaat ko gën koo ñoŋal parce que boo xoolee bu fekkee ne liñ leen di fay ak ñàkk assurance bi nga xam ne ñoom am nañu ko te assurance moom daanaka lépp dañ la koy exiger donc loolu dafa doon ay mbir yoo xam ne war nañ ko joyanti indi ci ay saafara parce que quand même ay arbitre lañ ay borom kër lañ li ñuy def yombut bëri na fi arbitre jël décision ñu saago ko wax ko fi lu ne ndax décision boo xam ne jël na ko donc c'est des choses yoo xam ne war nañ ko xoolaat et puis ñu trouver ci solution définitive parce que c'est quand même une situation compliquée boo xam ne fekk si naw ci yeneen problème yi nga xam ne nemeeku nañ ko ci làmb ji. d'accord affaire à suivre mbirum Sitor Ndour ak ñi mu àndal ci décision yooyu nga xam ne CNG jël na ko on va continuer quand même ci lancé bi ñu nekk ba tey deuxième sujet bi mbirum Pape Alé Niang mi nga xamante ne nii ak Cheikh Omar Anne seen mbir mujjee naa dem ci yoon je pense que tey suba si la ñu waroon jàkkaarloog la ñu waroon nekk tribunal pour waxtaane seen i mbir ubbi procès bi tey ce matin xëy na ñu wax ci tuuti rek le temps ñuy ñëw ci deuxième partie bi ci pàcc bi nga xam ne moom la ñu jagleel wàllu environnement. waaw tey suba la ñu war a dem ci kanamu juge bi ci tribunal bu Dakar ngir mën a ubbi li nga xam ne moom mooy àtte bi plaidoirie yi du démarrer ndax dañuy dem rek présenté wu ci juge bi bu ko defee mu mën a jël bés ba nga xam ne ci la plaidoirie yi di tàmbali. mais mbir mi mu ngi avancé livre bi nga xam ne moom moo ko juróon te ñu bind ci lu bari ci anam yi nga xam ne Cheikh Omar Anne yore woon na ko li nga xam ne moom mooy centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru di COUD ak anam yi ñu ne ni mu ko yore woon dara baaxu ca Pape Alé Niang bindoon livre bi moom journaliste bi Mody Niang préfacé woon ko ci ginnaaw sa moom mi nga xam ne mooy Cheikh Omar Anne weddi woon ko ñi nga xam ne ñoo ko doon layoo lay avocat am def conférence de presse weddi tuuma yooyu servir citation directe ki nga xam ne moom mooy Cheikh Omar mooy Pape Alé Niang plutôt ak Mody Niang voilà le procès va se poursuivre dina continuer et dina ci am lu leer ak lu mu ci mën a doon xam nañ ne coow la loo xam ne li ko jur mooy li nga xam ne moom mooy yorin li nga xam ne mooy loo xam ne alalu askan wi la wala alalu mbooloo mi muy wàllum COUD ki ñu accusé ak ñi nga xam ne dañ accusé war a dem ci kanamu yoon ngir ñu xool exactement lan la ñu war a def ci procès bi mu doon procès boo xam ne procès bu bëri coow la procès bi nar a bëri coow la waaw mbirum Pape Alé Niang moom xam nga du yomb procès politique à chaque fois day voilà bu laalee politique laal rawatina nag mu laal journaliste politique c'est ça bul fàtte ni yokk ci rek Pape ma jaxate li nga wax nii Cheikh Omar Anne mu ngi laaj ci lu tolloog fukki milliards nee na pour laver son honneur ci wàllu parution livre boobee ak Cheikh ak Mody Niang mi nga xam te ni moo ko préfacé mu nekk nag loo xam te ni ñun population bi dinañu dimbali un peu ñu xam fan la dëgg féete parce que boobu ba léegi ñu ngi dégg une gestion nébuleuse au COUD dégg ay enquêteurs OFNAC yoo xam te ni saaga na leen loolu Mody Niang moo ko waxoon ci ab émission kon tey jii bu ñu demee ba jàkkaarloog juge bi defe naa lépp lu fay leer dana fa leer dinañ xam daal fan la wànnent di mujjee ki gëtëm kal waaw loolu moo ci gën a am solo on va se retrouver dans quelques instants ñu marqué benn pause musicale doog a ñëw nag ci ñaareelu pàcc bi di leen gërëm bu baax a baax ni ngeen jàngatee wàllu làmb ji neex na ma lool tey da nga ma saf Père Bécaye yow Père Bécaye kii paa bi nekkoon ci ñun Rofo Ngañ Jaañ waaw tey ëttu làmb nga Thierno Ndiaye wala Lamine Samba wala Thierno non c'est un titre de Thione Ballago Seck qui bu doon rendre hommage le grand Père Bécaye donc li ko waral xam ngeen ko li ñu doon waxtaanee mooy décision boobu nga xam ne CNG jël na ko ci 4 arbitres yi kenn ci ñoom ñu sax ajandi ko définitivement muy Sitor Ndour moom ngeen doon dégg tout à l'heure ci téléphone bi di ngeen am ay xibaar yu gën a yaatu incha allah vers midi ci Midi Culture en attendant ñu wéy ak yéen ci ñaareelu pàcc bi xam ngeen ni mardi bu jot lépp lu jëm ci wàllu environnement daf ñu yitteel Aminata Ba yegsi na ak ñun feggoo ak Pape Madiakhate Aminata nuyu naa la. Kalzi fay naa la di nuyu Papa Madiakhate Sarr mi ma bokkal plateau bi naka noonu Cheikh Faye mi fare ci digital bi di nuyu auditeur ak internet yu King FM yëpp. jërëjëf Aminata tey li ñuy waxtaanee ci li nga xam ne mooy pàcc bu jëm ci wàllu environnement mooy pollution sonore.
dafa mel ni sama reportage bi ñëw na. Voilà, dafa mel ni sama reportage bi yegsi na tey. On a aussi- parlé de pollution am na yu bëri yu ñu fi waxtaanee ci wàllu pollution mais tey pollution sonore la ñuy waxtaan. d'accord waxtaane dañ fi lu mel ni pollution de l'air Voilà. pollution visuelle tey jii nag ñu indi pollution sonore ndax yàgg nga ñu ko laaj tax yàgg ñu naa ko dem bëgg de te pollution sonore moo ma sonal kii. waa kay technicien yi. waaw. Sonal askan wi ne ci mbedd bi tamit. et cetera voilà ça existe. d'accord ça existe hein, parce que def nañ ci benn reportage laaj askan wi seen gis-gis ci pollution sonore bi mooy comme ni ñu ko doon waxee rek chaque jour mooy lu ci mel ni bruit bi nga xamante ne dañ koy dégg ak yéen animateurs yi ak ñeneen daal ñi nga xamante ni dañuy nekk ci fu am bruit. ci lu gën a leer daal pollution sonore par exemple dañuy jël exemple boo demee veillu tabaski yi wala korité nga dem ci benn marché. nga gis kii teg benn baafal di jaay ay yére fii Kader di jaay fële ay dara kii di jaay fii ay rideau et cetera. loolu mooy pollution sonore parce que ku nekk day teg benn son bu ndaw. ñii di yooxu fële ñii yor seen ay micro à la fin yow boo nekkee ci digg bi sax doo comprendre lan la ñuy wax. tellement y a tellement de bruit. c'est ce qu'on appelle pollution sonore. On va écouter reportage bi nga ci def et puis on se retrouve pour ñëw nag waxtaane ko certainement dinañ ci déglu également docteur Fatou Camara moom mu andi ci également gis-gisam parce que loolu médecine daf ci am wàll bu ko defee ñu doog a yeggali waxtaan bi. pollution bi ñuy noyyi xam ni li pollution sonore. mu doon lu ñaar ñi xamul pollution sonore bëri lool ci Ndakaaru muy guddi mbaa muy bëccëg waaye teewul ñu koy naxarlu. lépp si base éducation la bokk rek parce que booy sóoraale tout le temps mooy lépp ci loo mën di def am voisin yi dëkk yow donc moo ko am nga ñoo ko dëkkal du coup war nga mën a sóoraale ak dëkkandoo. mais loolu dañuy perturber gars yi parce que xam nga souvent comme ni nga wax ni gën xam nga par exemple ngay nit ko tëdd feebar nga koy perturber te yow xamoon doo rendre compte sax ne yow yaa ngi koy perturber parce que sa bëgg-bëgg rek nga topp quoi. wute lool ak Chérif Diop mi nga xamante ni mu ngi ñuy wax luy pollution sonore. wala moo polluer te c'est néfaste polluer rek yàq la sonore comme sonorité son mais bruit boo xam ne au moins dina perturber dina déranger mun na doon guddi mun na doon bëccëg mun na doon sabar mun na doon ay jàng mun na doon comme quoi que soit ay nit nekk ci kër yokk rajo xam nga kon loolu baaxul. ba tax na muy woo nguur gi ñu appliquer loi yi ñu fi tëral ngir jëlee fi lu ni mel. état bi amoon na lu mu taxawaloon à partir de minuit lépp benn manifestation dañuy arrêté lépp mais nañ ci kii rek seen loi boobu ñu voté woon nañ ci taxaw rek ñoo xam ne baaxul bu baaxul woon duñ di yool voté loi pour ñu interdire ko. bu dee ñu ëpp ci ni ñu dajeel jàpp nañ ni pollution sonore baaxul benn yoon ci askan wi waaye melomaan bi gisu ci benn gàllankoor. amul benn inconvénient pour man. mais man damay dundal man balaa maa nelaw il faut ma tax écouteur pour nelaw. alors mi ngi noonu pollution sonore Pape Madiakhaté xëy na Aminata sax moom andi na ci leeral ci reportage bi mais ci ñi nga xam ne ñi ngi ñuy déglu te di ñu seetaan xëy na li ma joxe exemple la mais am na yeneen exemple. waaw comme li ma wax nii bi may def reportage bi am na benn grand bu ma ne boo bëggee pollution sonore dëggantaan da ngay dem comme li nga doon wax sànq fu mel ni marché HLM. fi nga xamante ni pollution sonore bi dafa bëri parce que pollution sonore bi mooy bruit bi nga xamante ni nit ñi dañ koy def bruit bi nag parfois mën na nekk ci musique bi nga xamante ne dañ koy taal wala mu nekk ci fête wala mu nekk tamit ci événement yi nga xamante ne dañ koy organiser. même des fois ma pollution leen fii. ñoom Pape Madiakhaté di journal may rek affaire yi di daw. waa ci loolu mu nekk tamit ak tamit ci usines yi ci lépp loo xamante ni pollution sonore daal mën nañu wax daal fii ci Ndakaaru Pape Sarr bëri na fi lool. waaw bëri na fii parce que dëkkuwaay tax ni mu demee la dëkkuwaay dañu xat. te loo fi def rek loo fi rëq comme ni ñu ko mën a waxee ci bruit yi nit ñi dañ koy yëg am na ku koy wax ci biir reportage bi des fois di nga gis ay jàng wala ay xew affaire yooyu mu am bruit musique boo xam ne amaana bu ñu koy def bàyyiwuñ seen xel ci biir koñ bi wala ci lu ko soriwul am na ku fa feebar koo xam ne bruit bi daf koy sonal des fois am na koo xam ne peut-être am na jàngoro joo xam ne wala je veux dire sonn na bëgg a reposer wu souvent les vendredis soirs parce que nit ñi souvent dañ naan comme samedi wala dimanche kenn liggéeyul souvent les vendredis soirs wala les samedis soirs ci lañ koy organiser ce qui fait que bruit boobu noonu mën nay déranger. C'est un reportage environnemental très très social ndaxte dafa doon loo xam ne au quotidien nit ñi dañu koy dund mais duñu ci bàyyi xel man ci sama gis-gis comme toutes les pollutions question de bon sens daf ci nekk parce que pollution boo gis rawatina ak pollution sonore question de bon sens la boo ci xalaatee benn aspect muy ak dëkkandoo bi nga xam ne dañ koy faral
di wax fii ci suñu réew mi je pense que yooyu yëpp mën nañ koy moytu parce que il est quand même inconcevable li nga xam ne bëgguloo ñu la koy def waroo nekk ci di ko def parce que am nekk ci biir kër gi yokk sa volume mu son ba mu fort fu nit toll di la dégg alors que loo xam ne xëy na mënoon nga ko yemale ci sa yow looloo tax tey ñu créé ay casque créé écouteur ngir pollution sonore boobu bañ a dañ mais néanmoins terewul am na ñin ñoo xam ne ça ne les gêne pas da ngay nekk ci benn endroit boo xam ne endroit fermé la ñin ñi nekk ci leneen nga taal yokk ba mu fort imposer ñin ñi ñuy déglu li ngay déglu loolu benn cas la ci loo xam ne ci conséquences yi la je veux dire socialement waxatuma médicalement parce que du sama domaine na ñàkkul ne docteur bi dina si dikk ci kanam mais sur le plan social c'est quelque chose boo xam ne question de bon sens la day montrer encore une fois manque de sociabilité bi nga xam ne nekk na ci ñin ñi ku ci nekk sa bopp ngay dundee doo bàyyi xel sa naataangoo bi nga dendeel doo bàyyi xel sa dëkkandoo bi nga dendeel ndax li ngay def mu ngi koy déranger wu ko je pense que loolu yëpp question de bon sens la question savoir vivre exactement loolu mooy terme bi ci sama gis-gis savoir vivre la ñàkk xam dundin ñàkk xam àdduna la je pense que ay mbir la yoo xam ne war nañ ko changer bu nee nag ci réglementation bi ñu ci wax comme vers la fin dégg nañ kenn kii mu ne état bi war na ci jugaat c'est vrai am na réglementation boo xam ne génnoon na préfet yi par rapport ak yenn xew yi parce que souvent ci loolu lay amee bruit boobu te pollution sonore bi mais réglementation bi comme fii au Sénégal li ñuy wax rek les lois sont votées pour ne pas être appliquées et c'est très très dommage war nañ ci jug quand même parce que mine de rien bëri na ay loraange yoo xam ne mu ngi koy jural askan wi te léeg-léeg duñ ciy mën a wax parce que dañ naan dëkkandoo la nañ bàyyi mu sedd. voilà mi ngi noonu. balaa dëkkandoo yi dama bëggoon a revenir tuuti ci conséquences yi nga xamante ne pollution sonore am na ko ndax pollution sonore bu weesoo du ma wax ci mbirub santé bi ndax Fatou Camara dina ci ñëwaat ci kanam mais tamit ci biodiversité bi lu ci mel ni espèces yi ndax lu ci mel ni parc Hann bi nga xamante ne benn poumon vert la fii ci ville bu Dakar pollution sonore bi bruit bu bëri bi baaxul ci animaux yi loolu day tax mën na indi sax ba disparition yenn animaux yi wala sax ñu daal di ñàkk seen bakkan looloo tax nag boo seetloo bu baax parc yu bëri duñ ko def foo xamante ne am na agglomération fi nga xamante ne nit ñi dañuy préférer di ko def foo xamante ne dafay sori nit ñi te nit ñi dañoo war di bàyyi xel bu baax jur gi ndax jur gi li ci gën a bëri ci parc yi lay am ndax léegi àll bi léegi bëreetul ay jur looloo tax nit ñi nañuy bàyyi xel bu baax a baax ci mbirub santé bi ba moom mën ci déglu docteur Fatou Camara mu wax ñu rek yenn impact négatif la pollution sonore am ci doomu aadama yi. man la Fatou Camara je suis spécialiste en santé donc pollution sonore lu ñu ci mën a wax rek mooy ni que ça fatigue beaucoup les malades surtout ñi nga xamante ni ils ont des maladies liées au système nerveux donc parmi ces maladies là nous pouvons citer peut-être ñi nga xamante ne ni que ñoom ñoo nekk ci kër yi te di crise ñi am problème épilepsie donc bruit bi da leen di sonal donc mën nañu romb bruit bu fort bi ñu daanu crise donc tant que stabiliser wu ñu leen crise bi du leen bàyyi bu loolu rombee tamit mën nañ jël aussi pollution sonore comme tey jii nga romb hôpital ak beaucoup de bruit wala ñii di def ay mumbaay ci wetu hôpital wala dara y a des maladies yi nga xamante ne ñu ngi foofu te di souffrir ci ay syndrome yi nga xamante ne déjà y a la sonophobie mooy ay dañuy am une sensibilité sonore donc ñooñu dañ leen di ber sax di leen di neef à l'écart pour bañ bruit sonal leen donc imaginer leen yooyu malade tey jii romb musique wala musique romb leen wala bruit bi nga xamante ne tey jii dina leen a perturber lan na leen mën a jural donc moo tax ñu leen di ñaax ngeen di bàyyi xel bu baax donc li mu mën a sonal doomu aadama bari na. waaw mu nga ko dégg ngeen ko Aminata. waaw dégg nañ ko mu wax ci li gàllankoor yi nga xamante ne pollution sonore am na ko ci doomu aadama mooy ñi nga xamante ne dañoo feebar wax na ko sànq comme genre ay crise wala hôpitaux yi nit ñi dañuy bàyyi xel ci loolu parce que parfois nga gis benn place publique boo xamante ne wala benn marché bu jege. hôpital loolu. des fois sax nga nekk sa kër mu fekk si waaw wala nit feebar ndax xam nga ne léegi am na ñu bëri ñoo xamante ne dañuy feebar mais seen biir kër yi la ñuy nekk wala sonn bëgg a noppaliku duñu mën a noppaliku parce que nit ñi pour man li Pape Sarr doon wax sànq rek savoir vivre bi moo manqué suñu biir ak dëkkandoo dafa fort ba pare ci atub 2012 gisoon nañ fi Pathé Sène nekkoon ministre de l'intérieur jëloon ay dogal ngir daal di dakkal lu ni mel mais dafa mel ni comme li Pape Sarr doon wax fii loi yi dañ koy bind ba pare mais du am dugalaat ko ci tiroir mooy loolu du am benn
suivi. Wallaay. Parce que dañu ne woon au-delà de 23h dootul amati benn bruit mais da nga gis fii nii Sénégalais Tapage boo xamante nocturne. ne tapage nocturne amul benn da nga gis ñoo xamante ne dañuy dem ba 6h du matin. Wallaay. di def lu leen neex bu leen neexee sax ñu dem ba 7h commencé mën nañu ko commencé di 7h. di ko yëngal ba fajar. non mais noonu la c'est que dafa am ñoo xam ne Yàlla. mënuñu déglu musique ci muy sedd moom nay riir rek ci la ñuy gën a sentir seen bopp donc ñooñu moom mënuñoo wàññi volume dañuy yokk ba mu fort. sama bon, gars des fois- sama genre waaw gis nga Pape Sarr da ngaa bëgg a waxaale rek garaawal am problème. waaw sa classe gi calcé damay yokk rek. sa classe gi waaw Sama gi sax damay yokk. Ego des fois ñu ne ma yow dafa mel ni sa nopp yi dafa am problème. non mais effectivement man bu jógul du ma ko dégg. voilà c'est ça et pour- habitude la aussi. effectivement habitude la xam nga nit boo tàmmee dara mënatoo ko départir ci sa bopp day xaw a jafe mais surtout rek des fois nga takk casque yi takk écouteurs yi Waaw. bu la neexee yokkal ba mu fort rek Yàqal say nopp. waaw yàqal say nopp mais bul yàqal noppu jàmbur yi dëgg la am na solo kon pollution sonore moo nekk noonu mais aussi li ma ci doon intéressé à chaque fois moom mooy bu ñu defee reportage bi ñu xam rek ni que du mbir la moo xam ne xëy na dañ koy wax nii rek mais danger bi ci nekk mooy sa wàllu santé. Et man je fais allusion à chaque fois marché yi ni ñuy déggee affaire je pense que war nañ ko mën a organiser. Effectivement. de telle sorte que tey boo demee dans les pays les plus développés seen marché yi wala seen centre commercial yi dañ koy sonoriser en même temps. Effectivement. benn musique mooy génn qui t'accompagne durant bi ngay dugg ci centre bi ba ngay génn. Bien sûr. mais dugg ci benn centre commercial par exemple bii nekk Pikine wala Guédiawaye wala Sandaga bu Pate Ndiaye di rëkk fii Papa Ndiaye coppet kenn la tegal fee nit dof di yóoxu fële. Finalement doo dégg. affaire bi da yow doo xam sax looy dégg des fois nga gis ku yor tamaam wala bongo moom tamit di yëngal. ça devient à la fin le message ne passe même pas. Effectivement. voilà c'est que du beaucoup de bruit yoo xam ne nii amul njëriñ. donc loolu aussi nañu ko organiser et puis li nga ci wax nopp yi tamit dañ ko war di sàmm parce que ñoom it am nañu àq. waaw am nañu voilà ci environnement bi lañ bokk. ci la bokk Voilà. parce que environnement li njëkk ba pare moom mooy doomu aadama yi parce que lépp loo xamante ne dafay impacter environnement yi rek ci ñun lay njëkkee ndax ñun ñoo nekk ci environnement bi li nga wax sànq ci pays en développement yi rek la ñuy gis situation yu mel ni et pays riches yi jamais ñu gis lu mel ni kon loolu nañ ci bàyyaat xel defaraat jikko yi mais defaraat tamit aussi comportement bi ak ni ñuy dundee. c'est important merci beaucoup Aminata tey loolu moo doon pàcc bu jëm ci wàllu environnement di la gërëm bu baax Pape Madiakhaté merci beaucoup depuis ce matin yaa ngi àndoon ak ñun mais rendez-vous tout à l'heure midi ci wàllu tàggat yaram. tout à fait ci wàllum tàggat yaram fas yéene ko yaatal wàllu làmb jeek yeneen i mbir yoo xam daañu ko waxtaane bu soobee yàlla merci Aminata le message alam gi ñu sàmmaat ko. waaw ñu sàmm ko bu baax a baax sax di leen jox dikk daje talaata bii di ñëw ci beneen rubrique environnement. dañu andil invité beneen nag sujet. d'accord waaw incha allah dañu andil invité dina ciy neex. waaw incha allah. ah merci beaucoup et bonne journée Aminata. merci beaucoup jërëjëf retrouvez rubrique gu Aminata boobu ci suñu chaîne YouTube bu King FM tout de suite ñu dem ci li ci yéenekaay yi ànd ci ak Serigne Saliou Seck bu ko defee ñu doon ñëw nag doog a yëkkati. li ci yéenekaay yi ak Serigne Saliou Seck. kenn mënta yendu ci njombe fanaan ci kaas ci kaso ngay mujjee fanaan ni kaso di rakki bàmmeel bi ngay toog jàpp ne àdduna dafa tukki fekk booba sa bos rek a làqu ndax jant ba ñu la làq daanaka yéenekaay nu xëyandool ñoom ñëpp xëy di nu xamal ni Diop Iseg ci làq ko jant bi lañu jëm ubbi l'Observateur journal Uri 15 angle corniche bi ne gannaaw xibaar yu wóor te leer yi nu jot Diop Iseg tey ci talaata ji parquet lañ ko jëmee dañ koy defeere mu war a janloo ko procureur de la République yéenekaay Futur Média bi yokku ca ne lan ko nar a toppe bokk na ci détournement de mineur di wëlbati xelu mu gune gu xàmmeegul boole ca di ko sàkku ba ëmb fekk ko ca journal bi ne lii moo tax ñu jàpp ne talaatay ndeer dëgg la Diop Iseg nar a dund tey ci talaata ji libération yéenekaay ne tey laa leen di càmbaral ponk par ponk fu mbirum Mamadou Diop Iseg ak Dieynaba Baldé toll yéenekaay bi ne démb Diop Iseg ak Dieynaba Baldé ñoo nga woon fan résidence ngir def fap test ADN waaye nag ca mujjantal ga defuñu ko Mamadou Diop bokk na itam ca la mu wax enquêteur ya nekk ca division spéciale lutte contre cybercriminalité dani leen téléphone ba mu yoroon doon ca jokkoo ak di ca jokkalante ci wàllum WhatsApp appel ba ci message ak Dieynaba téléphone boobee dafa réer ba tax mu leen di xamal ne la ca am gannaaw ba mënu koo leer libération yéenekaay yokku ca ne moom Diop Iseg tout tànk bii di bu ndaw te mu bokkoon ci seen petit gàlle moo ko gën a dugal ndax nag bu ndaw dani Diop Iseg jot na ko iri waaye nag ca mujjantal ga demu la ko tax a dugg ca mbir ma nag moo di xaritam bii di Dieyna te nu bokk fu nu jaar mu di seen petit gàlle da leen a xamal ni Diop Iseg da koo ëmbal ba noppi lànk ko ci leen ko kompaloo teg ko dil lalal ko ndëgg sërëx Diop Iseg tàbbi ca ñu jàpp ko loxo
loxo ci poos maanaam bàyyi ko ba mu terax laayu di xaar ñu filmer ko critique yéene kaay moom xëy becc ci aw xotam kayitu judd di extrait de naissance bu Dieynaba Baldé boole ca di leeral ni gone gi mineur la maanaam majeuragul te nag critique yéene kaay na Diop Iseg mi mooy énième kilifa gu laal gu nekk procureur tax journal bi jàppe ñoom Diop Iseg ak gaa yi fi dëkkee yekkatantu tànk yi ay tonton saay wala ay pa gàpp boroom gab yekk carte gab yi di njiitu réew mi président Macky Sall Les Échos nee na ku ko jege na ko xamal ni njëgul pétrole bi daanu na wàcc na ba 30% te loolee nag li muy tekki moo di ne wàññi njëgul courant bi moom mënatul ñàkk li mën a ñàkk tey wéy di am ci biir partem bii di APR lay xewe Le Quotidien ne Amadou Ba mi ci ñu bëri di joxoñ baaraamu tuuma génn na ci cell gi mu nekkoon ministre bi yore wàllum biti réew ne tey la gën a nekk ak président Macky Sall tey la ko gën a jege te it tey la ko gën di liggéeyal Grand Place ne gars yi dajaloo woon ba ni dàq nañ Amadou Ba ci biir APR wax jooje moom ministre affaires étrangères waxe naxasa kandang la ko jàppee Le Témoin ne li ni njort te di ko xalaat moo di ne APR boo moytuwul li daloon PS di parti socialiste ak PDS parti démocratique sénégalais dina ko dal li dal arbitre yi nekk ci lamb ji sunu lamb yéenekaay moo xëy dinu ko yeggee te it yéenekaay bi yëngu ci wàllum lamb fii ci réewum Sénégal nee na mbir yooyee dara seddu ca ndax nag juróomi arbitre yi boole woon defub dànk doon defub grève ne danoo bëgg ñu xoolaat seenum nekkin ñoom juróom yëpp daan yu metti te tar la docteur Alioune Sarr teg ci seen kaw ñeent ña dañ leen a àcc Sitor Ndour mi leen juróomeel moom CNG jël na dogal dàq ko ne ko dootoo fi arbitre li ñuy dàq te bàyyeegunu moo di jàngoro ji di coronavirus source a ne ñett ña mu dal te ñu denc leen ca hôpital Fann tey ji ci talaata ji dinañ xoolaat seeni mbir xool ba xam wér nañu am déet rek ndax njaboot gi kontaan nañu ci yow lool waa kër gi kontaan ci yow lool xale yi kontaan ci yow ñi ngi lay gudd di la ñaanal gudd fan ak wér gi yaram suñu borom sàmm la ak xaadimu rasul bi nga gëm te bëgg ko lool ba mu jeex ak yoonu murit gi nga xam ne da nga caa nekk jeex ci tàkk ñu lay ñaanal yaay booy lépp loo ci bëgg rek suñu borom may la ko ndax taalibe nga te nit ku baax nga donc dundal bu baax a baax yaay booy happy birthday donc longue vie prospérité et puis voilà njaboot gi suñu borom teg ci loxo merci beaucoup ça a été un plaisir de vous servir sur cette antenne on vous laisse en compagnie des programmes de la première radio digitale du Sénégal rendez-vous et puis Inch'Allah demain on sera avec vous dès le matin à 9h merci à Pape Diakhaté Sarr Serigne Saliou Seck partie digitale bi ñu àndoon ci ak Mame Cheikh Faye naka noonu ñi ngi nekkoon également ak toute la rédaction et puis rendez-vous demain Inch'Allah à partir de 9h. Voilà, lii laa yeewoo tey. Ce titre de Youssou Ndour. Undal japuy yoni ni ci wa Sénégal undal japuy